dafa am bés mbir mi ngi xewee fi ñuy wax Russie ci boobu temps Russie amagul lu ñuy wax seen révolution maanaam temps boobu ñoom ñu ngi am buur donc buur bi dafay am lu ñu doon wax lu ñu mën a waxe tey ay gouverneur am wala ay ministre am mais ci boobu temps ministre bi doon koo xam ne day nekk ci benn gouvernement boo xamante ne dañuy nekk par exemple Dakar wala boog su demee France dañuy nekk Paris en tout cas ci capitale bi am ay seeni bureau am ay seen directeur de cabinet ak ay yooyu mais ci boobu dañuy dem nekk ci région bi comme tey mën nañ ko tuddee les maires wala boog les préfets mais ñu ngi leen doon tuddee ay suzerain nag soo ko xoolee mooy koo xamante ni maanaam buur bu ndaw la fu mu nekk waaw mu ngi mel ni soo demee Diourbel tey wala nga dem Saint-Louis maire ba fa nekk wala boog préfet ba xam nga préfet tey nouvelle organisation administrative yi dafa def nekk am na maire am yenn yu ñu ko dénk am préfet am sous-préfet mais sooy xool ci région yi préfet bi moom mooy am ndogal ci prérogative en tout cas régalienne du gouvernement bi n'est-ce pas? Dans tous les cas suzerain bi moom il avait droit de vie et de mort sur les gens. Dans tous les cas suzerain bi moom il avait droit de vie et de mort sur les gens pour faire marcher la politique du roi au niveau de ces espaces administratifs. mu am benn bés benn xale di fo ak xaju yi suzerain bi di jëfandikoo ngir dem di rëbbi, n'est-ce pas? ba benn xaj bu ci gaañu ci tànk bi waaw xaj boobu nag li ndogal maanaam lu olof di wax ndogal en tout cas le tout hasard a fait que xaj boobu moo nekkoon xaju préféré suzerain bu mu ko yëgee mu ne nañ ko jàppal xale bi ñu jàppee xale bi ñu tëj ko waaw ñu tëj ko prison direct mu fanaan fa ba bët set mu woo ce qu'on pourrait appeler sa cour maanaam mu ngi mel ni mu woo daal ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñu koy jàppale pour mu doxal dëkk boobu noonu sa cour mu woolu baay ji woolu yaay ji daal di teg xale bi ci diggu géew gi daal di koy sumuloo ba mu set wëcc ba mu ko sumuloo ba mu set wëcc mu ne nag ay lu ñuy wax ay piqueur mooy ñi nga xamante ne dañ ko doon topp te ñooñu ñooy toppatoo les chiens maanaam xajam yi ñoo leen di toppatoo ñoo leen di wax jiw ñoo leen di jàpp ñoo leen di toppatoo ñuy lekk ay affaire yooyu suñu jàppee dara ñoom ñooy dem récupérer ko ci seen gémmiñ daal di koy indi mu doon maanaam roi bi moo gañeloon bu ñu defee noonu xale bi ci digg bi daal di wax ay piqueur nañ ko summi ba mu set bi ñu summee xale bi ba mu set daal di koy ne xëbal leen ko mu daw buñ ko xëbalee ba mu daw xale bi xam nga imaginer na xale boo xamante imaginer te mu am entre juróom-ñaari at ak fukki at ak ñett ak tiitangeem ak mu doonee xale mu donc ci biir géej googu gis xaj yi gis nit ñi gis roi bi gis suzerain bi gis baayam gis doomam xam naa ku ko imaginer tey mu ngi jooy mu ngi lox waaw man dem ba yeneen ni mbir yoo xam ne sax day metti nga egg ci yenn détails yooyu tey mais pour man dafa am solo ma commencé sama waxtaan ci bile histoire bile xew-xew bu mu defee noonu mu ne xëbal leen xale bi mu daw bi ñu xëbalee xale bi mu daw mu daal di ne saro maanaam ñu ne leen jug xaj yi daw xam nga balaa muy def ay quelques mètres sax xaj yi jàpp xale bi saax-saaxe ko
noonu laa ko mën a waxee waaw ci kanamu ndey ji ci kanamu baay ji ak population yi ak devant le plaisir certainement le se suzerain d'avoir réalisé ce fait pour marquer encore son pouvoir, venger son soi-disant chien et venger son honneur en tant qu'étant moom buur ak lu mu moom même bu dee xaj sax wala xottu gerte la sax moom moo ko moom kenn amul droit jéggi ko wala mu gaañ ko wala mu xosi ko mu am lu am solo ci jàngat xam naa ni ñu koy yëg ñu ngeen ko yëgatee nii mu metti leen mu daw seen yaram xam leen ne nu ko raw la dawee sama yaram ba tax ma jàpp ko tey bëgg ko partager ak yéen mais dafa am situation bu am loolu tax tey ma yëkkati kàddu bëgg partager ak yéen bile xew-xew muy lan boobu jamonoy buur la koo xam ne moom mooy buur di bumi ku ko neex mu fat ku mu bañ ko ne il suffit que mu yëngal loxo walla mu xool bët pour ñu effacer la dootoo bokk ci lenn mu am lenn lu xew muy xew-xewu jamono ak doxalinu jamono doxalin boobu mooy soo xoolee lu xew ci événement boobu mooy dafa am loo xam ne muy mettit waaw mettit dafa am différents niveaux mettit xoolal mettitu xale boobu noonu nga xam ne dafa nekk un innocent désarmé amul kenn koo xam ne tey foofu mu nekk noonu ak nu mu doonee xale ak nu mu xamadi dans le sens d'innocence pas xamadi ndax réew amul kenn koo xam ne ñeme naa yëkkati loxo daal di koy ñëw di ko wàllu n'est-ce pas kenn waaw bile boobu mettit muy mettitu xale xoolal xaj ak dooleem ak ay bëñam daal di daw songu ko xam naa ci ay quelques secondes moom bokkatul ci àdduna bii ci bile àdduna waaye xalaatal mettit bu mu am déjà fanaan tiitaange bu mu tiit bu mu gaañee kii bi ba ñu jàpp ko fanaanal ko ci prison moom kese gisul ndey gisul baay gisul mag gisul kenn gisul mbokk ñu xëy teg ko ci diggu géew moom kese mu am beneen mettit muy mettit boo xamante ne mettit yu waajur n'est-ce pas parce que xale boobu am na ndey am na baay am na ay mbokk ñooñu aussi désarmé devant ce fait qui est le pouvoir mooy doole koo xam ne moom la ñuy woowee buur mu leer leen ni kii lu ko neex tey def ci suñu doom ñi nga xamante ne yaa ko jur bëgg ko di ko yar di ko yi te mënoo yëg ci loxo benn baaraam dimbali ko xoolal boobu mettit mu am te boobu mettit sax mën nañ ci boole mettitu mbooloo mi nga xam ne ñu ngi xool daal di ne mais est-ce que ndaxam lii jar na comme jaru waaye puisque ñoom ay sujet la ñu ay serf moom lañ doon wax serf comme serviteur ñoom itam ñoo ndey ji ak baay ji ak mag ji ñoo ci yem képp mënuñ ko ba jàppale mu am beneen mettit te mu mel ni mettit boobu sax mooy
mooy gën a xóotati muy métit boo xam ne c'est dafa laal nag société bi maanaam ci jamono jooju naka la ay nit mën a wax ne dañu bokk booloo bëgg a def lu ñuy wax société n'est-ce pas bëgg a def société ba pare mën a nangu ñu jàpp li nga xamante ne mooy seen doom koo xam ne dafa bokk ci ñoom bokk ci deret bokk ci yax bokk ci melukaan doon koo xamante ne mën na doon ku ne ëllëg société boobu nangu lu ko jële ci buur bi ba ci ko gën a tuuti ci société bi ñoom ñu mën a nangu nekk jile xele ak lu mu mënti def mën nañu seetaan même bu dee fukki nit la même bu dee ñaari nit la mu dee ñaar fukki nit la ñu jóg taxaw temb ne lii du fi amee quel que soit lu xele bi def quel que soit lu xele bi def parce que pour man loolu da cee am solo mooy lan moo baax ak lan moo bon lan lañ mën a nangu ak lan lañu mënta nangu ségam suñu bëgg-bëgg dund en communauté n'est-ce pas mu mel ni que la question de la valeur sociétale tudd nañ ko lan la société bi mën a nangu ak lan la mënta nangu n'est-ce pas loolu nag mën naa ko junj noonu rek teg ko mais par rapport ak commentaire yi ngeen ci def xëy na mën nañ ko xóotal dem ci yeneen i mbir yoo xam ne dina gën a laal suñu société bi ci anam yi mu toll tey ba tax ma génne lu mel nii ma xam ne que bon ñi ma xam ak ñi ma xamul rien que l'idée de se dire que am na xale boo xam ne dañ ko jël teg ko ci biir mbooloo woo ay xaj ne ko nañ ko lekk nii jaxaran nit ñi ñëpp di seetaan quel que soit dooley pouvoir bi ndaxam société bi mën nañ nangu loolu am te keneen deewul foofu noonu ci ëtt boobu noonu lu ko waral soit dañ ko nangu ñu seetaan ko parce que ñoom aussi dérangé wu leen su leen seen doom suba dañuy wax nekk yàllaa ko bindoon noonu la mën a demee lu mën a nekk la bés bu nañu gis ko ñu gis loo xam ne lu bon la loo xam ne lu ñàkk teggin la loo xam ne xam nañ ne fu mu ñu yóbbu jàmm amu fa ñu bàyyi mu jàll donc mënuñu wax ne que moom buur bi kese moo doon ko bon foofu noonu mën nañ nangu ne que moom du ku baax waaye kuuram ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom di ko jàppale ci lu mu bëgg mën nañ jàpp ne baaxuñu waaye société bi quel que soit seen ragal seen ñàkk fit ñoom ñi seetaan loolu am te keneen deewul ci langue boobu noonu ñoom aussi dañu bokk ci mbir mi ils sont complices loolu mooy lan loolu mooy ban choix la ñu am ci suñu société lañ jàpp ne que mën na fi mën a nekk walla loo xam ne mënu fee nekk ak lan lañu jaral waaw loolu mooy jàngat boobu moom boole foofu na ko n'est-ce pas soo xoolee Sénégal tey bokk na ci ñoo xamante ne dañu ratisser la déclaration universelle des droits de l'homme daa di ne peine de mort amatul Sénégal
waaye su ma jàngatee image yi ma gis 2020 ku nekk gis na am na ñu ciy wax am na ñu ci waxut waaye attaque ngi nu jàll na gisuñu ci lenn gisuñu ñëpp Sénégal yépp a faq génn ci mbedd mi daal di ne lii dootu fi am kenn gisu ko waaw mu mel ni nag dafay joxe benn image yu suñu société ñu def attention parce que mënuñu dëkk rek di wax ne que politique yi dañu mën a nax saay waaw dañuy gaaw a fàtte dañuy ñëw élection yi ñu ñëw fexe lépp pour am carte ki su jeexee ñu daal di dem lekki seen xaalis dawal seen 4x4 dëkk ci seen nekk seen climatiseur ainsi de suite daal di ne ndogal yàlla baax na nañ dund yaakaar mais kenn mosta dund yaakaar kenn du ko dunde yaakaar feesul biir xam ngeen ko xam naa ko xanaa ngëm ci dëgg-dëgg moo gën a foor yaakaar su fekkente ne ngëm kese fees na biir kenn du wax nit jëf jël ñàq jëriñ waaw image yu ñu gis ren mooy ab taalibe bu ñu enchaîné mais taalibe xale la ñu jël ko yeew ko ak chaîne xam nga loolu xëyul rek nekk dafa am benn processus de mise en mal de valorisation de dénigration donc yëpp yooyu jaxasu mu am yenn yoo xam ne day fël day génn yooyu di génn nag dafay am yeneen yoo xam ne moom la lalu ci biir di màgg ba am lu fël loo xam ne dafa rëcc tey réseaux sociaux dafa am photo yi fu nekk nit suy wax ak yow sax ñu jël daal di enregistrer loolu amuto kon yu mel noonu su génnee mën nañ am njort ne am na yu ko yées yoo xam ne kenn yëgu ko. Deuxième chose gis nañu photo yoo xam ne dafa génn ci prison Sénégal duñ ci wax man bu ma nekkee xale ba tey damay dégg prison nga foog ne suñ ci waxoon ba tey photo yu ñuy gis rek ndax photo yu mel noonu nuñ ko gis lan mooy prison je pense que il appartient à la société de définir qu'est-ce que c'est que la prison. Est-ce que koo xamante ne dafa def lu naka sudul noonu quel que soit le niveau mu def il appartient tout simplement de se dire bon lui même bu dee benn fan lay def wala benn weer wala ñaari weer wala ñetti at wala fukki at wala ngir dund moom lay def prison est-ce que c'est une raison nga jàppee ko nii même xaj sax dafa am ay droit xaj am na droit même bu dul droit boo xam ne législatif la yow mi nga xam ne yaa nangu jël xaj jël ko sa kër amel nga ko dund amel nga ko mu lekk amel nga ko mu naan amel nga ko mu faju boo ko mënulee yaa ngi def danger xaj bi mais yaa ngi def danger sa waa kër ak ñi nga dëkkal parce que su feebaree daal di génn fii mat nit ba problème am na
alors que kooku laajul leen dafa xëy rek gis xaj bi songo ko màtt ko donc sa responsabilité mu ngi ci donc ça veut dire que xaj d'une certaine façon am na droit yow it am nga ay devoir par rapport ak moom su dee kii nga defuma comparaison entre xaj ak kii mais benn instant tu te poses la question de savoir est-ce que ñoom parce que dañu def erreur wala boog dañu leen a mën dañu leen a ëpp doole dugal leen foofu que ça y est bokkatuñ ci société bi condition bu ñu neex ñu def leen ko def leen ci seen ay biiru condition yéen ñëpp xam ngeen ko waaw est-ce que naka lay lekkee fu muy fanaan naka lay fanaane kan la nekkal est-ce que moom su génnee day doon koo xam ne am na occasion bu mu c'était une occasion pour lui de se refaire parce qu'au final la prison aussi peut-être ça devrait être une occasion de se refaire de se reconstruire de se racheter mais ce qu'on voit c'est que c'est pas ça en général c'est l'occasion pour la société de se débarrasser des gens des citoyens donc bañ a dugg ci détail mais damay poser rek beneen mbir bi mooy gis nañ fii ci affaire pétrole bi ñu ne Aliou Sall daa di jël kaamil parce que dañ ko jiiñ ay détournement mu daal di jël kaamil solu bu grand bu bam bu weex tàll jël caméra teg ci daal di ne day waat waaw loolu nu ngeen ko jàngate man ci sama bopp man yaakaar naa ni il y a une double offense là-dessus benn bi daf ñu yàpp waa Sénégal yépp yàbb képp ku gëm diine n'est-ce pas képp ku gëm diine pour man loolu soit yàbb la walla ñaawal man xawma ko du man maa ko dénk responsabilité yu mu amoon mais responsabilité yooyu mu amoon man dama ci am wàll parce que doomu Sénégal la te bu nax saayee suñu xaalisu Sénégal donc nax na saay sama xaalis te loolu mu def man gëmuma ko loolu mu def moom noonu gëmuma ko parce que gëm naa ne moom ci boppam gëmu ko puisque xam na ne ñun ay jullit lañu te gëm nañu kaamil bi donc occasion la pour moom mu ne puisque waat naa ci kaamil donc ñoom dinañ gëm ne que man gëm naa ko ñun ci par respect ak bu ñu mën a am ci kaamil dañuy wax ah c'est que moom def na ko ci kaamil bi mën na mais franchement kan moo gëm ne moom lu muy wax noonu dëgg la donte waat na ko ci kaamil bi kenn mais pourtant bàyyi nañ ko mu jàll ça veut dire que suba damay génn ma jël oto jàmbur dawal ko ba mu neex ma su ma neexee sax ma def accident bënn pneu yu ñëw gaarewaat ko segam daal gisuma kenn koo xam ne mën na génne preuve ne que man maa ko def ma jël sama kaamir daal di ne ah man de jour boobu sax kër ga laa nekkoon maa ngi nii soo xoolee sama kii di nga gis ne que man maa togg añ nangam sangam kii daal di waat mu jàll di ngeen ko nangu kon baax na xam nga booy gis ma def bile jàngat mooy dafa am loo xam ne moom ma soxal mooy ban xeetu société lañu bëgg a liggéey ñun waa Sénégal
am nañu base boo xamante ne foo dem mën nañu koo ñee man bu ma yegsee fii ma nekk tey nit ñi nangu nañ liggéey ñi liggéey sax ba def fu ñu liggéeyee dépression burn-out tout ça nangu nañu sonn nangu nañu jàng am nañ cër ci nit ñi loolu kenn mënu ko am nañu cër ils ont de respect pour les gens mais dafa am loo xamante ne parfois c'est très subtil nga xam ne da leen di manquer muy lan muy yar te Sénégal dafa am yar c'est un patrimoine national aujourd'hui lan lañ ko utiliser on l'utilise pour la domination on l'utilise pour la domination des enfants, pour la domination des femmes, pour la domination des faibles, pour la domination des pauvres. Mais yar dañ ko war a def comme patrimoine national am fête nationale bu yar pourquoi pas mais day fekk ñun ñu gëm ne ko c'est un patrimoine national suñ ko gëmul il suffit que kenn jóge fële daal di ne waaw waa Sénégal affaire politique affaire morale moom la ñuy def fête nationale wala affaire seen problème la ñun